nekk sagam si maa ko soxla waxatuma la ak doomu aadama daa am ñetti façon ndox yoo xamee ni bu ci nekk ak njëriñam muy bu tàng bi bu nugg bi ak bu sedd bi Mado. waaw Pape Cheikh comme ni nga ko waxee mel na ni sax da nga jot a waxtaan ak kenn koo xamante ne xelam da ci màcc parce que il a bien précisé ci xeetu ndox yooyu maanaam bu tàng bi bu nugg bi ak bi nga xamante ne moom moo di ndox bu sedd lan lay def ci yaramu doomu aadama ba tax na nañ dem déglu ay kàddoom. bala ñuy wax il faut ñu xam ne ndox dafa am importance ci der gis nga boo jëloon der bi di ko peser li ëpp ndox la 60% yëpp ndox la donc ndox dafa am solo ci organisme moo tax ñuy wax nit ñi ñuy naan ndox souvent di naan à peu près 6 à ba 8 verres d'eau par jour ndox di naan ndox dafa am solo pour organe yëpp nag pour rein bi pour cœur bi pour lépp donc ndox dafa baax ci doomu aadama ci organe boo mënti jël rek ndox daf ci am solo. xam nga temps sedd yow da ngay am envie booy sangu nga jël ndox mu tàng puisque bien-être la puisque dafa sedd Sénégal nit ñi dañu frileux mooy dañu ragal sedd léegi boo sangoo ndox mu tàng. njëriñam mooy dafay ibbi poor yi ibbi capillaires yi mooy fi deret bi di daw ci suuf ce qui fait que boo ko sangoo ndox mu tàng boobu donc njëriñam mooy mu ibbi poor yi njëriñam tam mooy dafay raxas ndox mu tàng léeg-léeg waxuma tàng jër ndox mu tàng day dindi benn sébam bi nekk ci sunu yaram xam nga boo doxee ba ngoon boo sangoo dafa am benn sëbam bu niin bu nekk suñu yaram ndox mu tàng bi da koy dindi bu ko dindee mu ibbi poor yi bu ibbee poor yi foofu nag lay baaxee ndax boo bëggee diwoo ay produits comme jigéen ñi nga sangoo ndox mu tàng moo gën ndax poor yi day ibbeeku produit boo mënti diwoo seen produit yooyu ngeen di diwoo pour defar seen yaram dina gën a mën dugg gën a mën pénétrer voilà ndox mu sedd nag moom njëriñam xam nga moom suba la gën a am njëriñ par suba mais bu suba jotee xam nga nit ñi dañuy sedd dañ koy ragal a sangoo mais moom dafa am njëriñ surtout bu fekkee ne ñooñu nga xam ne bu ñu yeewoo seen kanam yi day xaw a neew yi dañ leen di conseiller ñu sangu ñu sëlmoo ndox mu sedd ndax ndox mu sedd boo ko sëlmoo dafa am ay propriété anti-inflammatoire da ngay xool rek léeg-léeg di nga gaañu ci tànk am benn entorse ñu ne la teg ci glace donc ndox mu sedd njëriñam mooy boo yeewoo suba sa bët ni muy neewee noonu mën na ko en quelques minutes boo sëlmoon ndox mu sedd da koy dugalaat te da lay booster le matin boo sangoon ndox mu sedd da ngay jàpp forme moom da lay booster loolu mooy njëriñam. ndox mu tàng du rastal yaram ndox mu sedd du rastal yaram ndox mu tàng du rastal yaram wante ndox mu tàng njëriñ bi mu am ci mag par exemple mooy xam nga li ma wax léegi boo sangoon ndox mu tàng bu yem rek sa poor yi day ibbeeku. bu poor yi ibbeekoo léegi di nga mën hydrater sa yaram mën ci dugal produit yooyu xam nga dama ne booy jëm mag say propriété yi nga xam ne ñoo war a hydrater sa yaram dañuy màgget moo tax mag yi seen peau di wow léegi nag boo sangoo ndox mu tàng poor yi bu ñu ibbeekoo di nga mën hydrater loolu mooy njëriñam le fait que ngay sangoo ndox mu tàng dafay ibbee poor yi nga mën ci diw bi mën dugg ci yaram bi mu hydrater peau bi comme ça doo am li tubaab naan sécheresse. voilà xam-xamam màcc na ci yu bëri yoo xam ne ni bu ñu ko dégloo mën na améliorer suñu bien-être surtout ak ndox da ngay dem sax Chine par exemple dañ lay wax ni foofu ndox mu tàng bu nugg ñoom moom la ñuy def ndox mu ñuy naan quoi du ñu naan comme ñun ndox mu sedd comme quoi y a tellement de vertu yoo xamante ni mu ngi ci ndox ak façon yu bëri. comme ni nga ko waxee rek Pape Cheikh parce que ndax dafa nekk lenn loo xamante ne bokk na ci li ëpp ci li nga xamante ne moom moo composé suñu organisme ba tax na nit yi war nañ ko saa ay xel comme tey bu ñu li nga xamante ne moom moo di comme par exemple suñu ay seet boobu yooyu yëpp bu ci nekk am na partie boo xamante ne ndox daf ci ëpp comme suñu deret ak yooyu moo tax ndox vraiment boo ko ñàkkee da ngay am li nga xamante ne moom la ñuy wax ay manque d'hydratation wala déchirure cutanée moom la ki nga xamante ne moom moo di docteur Ndiaye dermatologue moom la daanele ba tax na nit yi war nañ ko faral di utiliser moom nag buñ ko dégloo ci élément bi ci wàllu li nga xamante ne moom lañ ko war a def ci sunu yaram comme par exemple balaa ñuy ñëw sax ci côté naan bi waaye
li nga xamante ne moom la ñu war a sangoo buñ ko dégloo nee na ci guddi nañu taamu nit yi di sangoo li nga xamante ne moom moo di ndox bu tàng pourquoi parce que non seulement c'est désinfectant lépp loo xamante ne moom moo di impureté da koy dinde ba mu set parce que toute la journée dañuy nekk ci mbedd bi dox suñu ay yitte bopp suñu ay aajo bopp donc il y a beaucoup de ay produits yoo xamante ne day takk ci sa yaram ak yooyu ba tax na yow doo ci rendre compte microbe yeeg yooyu léegi pour dindi loolu yëpp désinfecter sa yaram tu dois utiliser de l'eau chaude ce qui fait que après sa pores yi dafay ibbeeku bu baax léegi nag bu fekkee da nga ko war a hydrater parce que notre corps aussi a besoin d'hydratation boo ci defee lépp loo xamante ne moom moo di produit dina permettre sa peau hydrater bu baax donc baax na nit yi xam ni que ndox bu tàng nañu war a sangoo chaque guddi léegi bu fekkee bëccëg bi la nag suba teel bi mi ngi conseillé à ce que les gens utilisent ndox bi nga xamante ne moom moo di ndox bu sedd parce que d'habitude bu nit nelawee ba yow da ngay gis ni sa yaram dafay sadd wala sa kanam dafay sadd léegi pour dindi lépp loo xamante ne moom moo di enflement yooyu dañ lay digal ngay utiliser li nga xamante ne moom moo di ndox bu sedd ba tax na boo demee sax ba am ay gaañu lépp loo xamante ne inflammation la on te dit de soigner ça avec de l'eau fraîche wala de l'eau glacée maanaam ay glaçons juste pour xam njëriñ bi nekk ci moom sànq tamit yaa ngi wax ndox bu tàng donc ndox bu tàng jër nag moom dañ koy éviter nit yi à ce que ñu di ko utiliser maanaam di ko def ci seen yaram parce que mun na leen indil ay gàllankoor mais bu ñu demee ci boppam ndox en tant que tel dafa baax ci suñu santé parce que daf ñuy jox bu baax li nga xamante ne moom moo di wér-gu-yaram boire de l'eau li ñu naan c'est bénéfique vraiment pour suñu der déjà ak li nga xamante ne moom moo di suñu santé parce que tout le temps ci dicté li médecin yeeg yooyu dañ lay digal ni war nga naan 1 litre d'eau 1 litre 50 maanaam ñoom buñ koy natt ci ay tasse 6 à 8 verres d'eau war nañ ko naan surtout jamono ji ñu nekk instant bi mu nekk tàngoor boo xamante ne tàngoor bu tar la da ngay gis comme par exemple en ce moment Dakar dafa bare embouteillage nit yi mun nañ nekk ci embouteillage bi mu tàng nga nekk ci oto tu ne bois pas d'eau donc tu as tendance à te déshydrater ba di nga jékki saay sax gis nit mu xam parce que du utiliser li nga xamante ne moom moo di ndox bu faut boire de l'eau ndox dafa baax buvez de l'eau dangay fàtte naan ko buvez de l'eau boire de l'eau que ce soit en période de seddaay en période de tàngoor mais instant yi ñëpp nga wax ay canicule ak yooyu kon naan leen ndox dafa baax comme ni ma leen di ko waxee parce que dafay hydrater li nga xamante ne moom moo di suñu yaram ci biir ak li nga xamante ne moom moo di suñu biti ci biti nee nañ ndox bu bari aussi boo koy naanee comme ci ndox bi nga doon wax bu tàng comme par exemple Chine boo koy utiliser parce que dafay contribuer ci bon fonctionnement wu li nga xamante ne moom moo di suñu organisme donc comme ni ma leen di ko waxee dina ko hydrater ci biir hydrater ko ci biti ba tax na sax nga gis tu as tendance à avoir une belle peau tellement que yaa ngi naan li nga xamante ne moom moo di ndox boobu baax na kon ci suñu yaram baax ci suñu kanam baax na ci lépp bu ñu ñëwee ci loo xamante ne ndox bi daf ñu koy dimbali comme par exemple ñu am poids on leur demande tout le temps de boire beaucoup d'eau parce que dafay favoriser li nga xamante ne moom moo di perte de poids lu tax ñu di ko wax c'est parce que imagine balaa ngay lekk boo naanee benn tasse d'eau da ngay gis ni dafay feesal sa biir ba tax na quantité bi nga naroon lekk léegi dina ko wàññeeku donc ce qui fait que ngay dégg ñu naan ko ndox dina la dimbali pour nga digérer c'est ça perdre du poids tu perds du poids et favoriser perte de poids bi tu digères bien dëgg la loolu côté organisme beeg yooyu gastronomie il y a des normes à respecter ci ndox on m'a même dit ndoxu robinet bu bëree calcaire day joxe karas. ci loolu laay ñëw noonu comme par exemple calcaire boobu sax wala comme par exemple bu fekkee ne da nga bëgg naan li nga xamante ne moom ci ndox boobu xam nga comme nit yi ndek am na njëriñ gis nga suñu kii nu mu tuddati dafay diluer xorom bi nga xamante ne ci rein yi moo nekk voilà ci côté rein yi calcul yeeg yooyu parce que booy naan lu bare ndox ak yooyu yenn calcaire yeeg yooyu bu yàggee dafay former li nga xamante ne moom moo di ay pierres yuy dem ci suñu ci suñu urine yi donc ce qui veut dire que après tu as des problèmes avec tes reins ngay am xeetu calcul yeeg yooyu alors quand tu bois beaucoup d'eau dafay permettre xorom boobu nga xamante ne bare na bu tendance à se former joxe pierre booy naan ndox boobu nag daf koy dem ba nga xamante ne daf koy diluer dina la dimbali à ce que nga bañ am insuffisance rénale. voilà donc il faut boire beaucoup d'eau c'est important comme ni mu ko waxee. tout à l'heure aussi tu as parlé dafa ànd ak ñàkk yi ba nuroog ñoom. koy diluer. waaw ko wax ndànk attends moitié beneen famille bi la aussi tam je la famille daal mais daal je fi aussi dama koy wax rek te pour ñu xamaale. mais ni kuy daanu crise sama yaay donc ci ndox rek aussi
d'accord yow xam nga booy waxtaanee suuf fu ñu jëm. donc bu ñuy wax ci li nga xamante ne moom moo di digestion ak constipation aussi baax na ci comme ni nga ko waxee parce que dafay permettre nit ko ñu digérer bu baax. même boo amee jaare sa biir buy daw il paraît dañ lay wax nga naan ndox bu bëri. parce que tu te déshydrates. waaw ndox dafa bëri ñu njëriñ. l'eau a tendance à s'évaporer et tout donc après tu es déshydraté. Ouais. donc ce qui fait que tu dois boire beaucoup. ndox garab la de oustaz. quand tu es constipé aussi da nga koy naan parce que daf lay dimbali. médicament waaw day désintoxifier li nga xamante ne moom moo di ay sunu yaram. donc ndox dafa baax ça nous purifie il faut boire de l'eau mais surtout par rapport ak tàngaay bi j'insiste pas parce que da ngay jékki saa yi rek am ay coups de vertige yu grave yoo xamante ne tu peux tomber en syncope et ça ce qui le fait ce qui ñàkk naan ndox parce que doo naan ndox et c'est important. voilà oui vas-y. oui je voulais juste rajouter quelque chose par rapport ak Mado lu mu wax ci ndox mi parce que en fait tey si suba dama dégg Awa Mbaye madame santé bu RFM di def un reportage sur les femmes enceintes ne jigéen ñu wéerul yi xam nga ni Pape Cheikh mooy période bi parce que période jigéen ñi waaj a wasi la parce que tu sais pourquoi. je savais pas moi. si parce que tu sais pourquoi c'est-à-dire que si ay reportage yu bëri ñu def période août ak septembre mooy période yi nga xamante ni ñu bëri si dañuy judd. oui parce que ils se sont créés en décembre en fait en période de froid c'est mais c'est ça. ci ndox mi rek. oustaz noonu la. waaw un petit peu. en fait ce que je veux expliquer mooy que ne que dañuy wax ne jigéen ñu wéeru yi bu ñu naan ndox mu sedd. ndox mu sedd baax waaw dañ koy tere. mag ñi sax dañ koy tere c'est vrai. mais le médecin a dit que c'est pas avéré parce que nee na jigéen bu wéerul dafay am tàngaay ci yaramam donc dafay am tout le temps besoin di naan ndox mu tàng di naan ndox mu sedd pour pouvoir rafraîchir son corps. nee na même glace dañuy wax naa bu lekk glace mais da ngay lekk glace parce que loolu daf lay hydrater yow. hydrater xale bi après faut pas en abuser aussi. non nee na tu peux en manger autant de fois que tu veux. man daal waxu mag ñeme intéressé autant de fois que tu veux oui mais nañu bàyyi xel aussi médecins yi parce que voilà y a des gens yi nga xamante ni dañuy priver seen bopp si ndox mu sedd parce que voilà donc ñi ne war na lor nañuy naan ndox mu sedd buvez de l'eau fraîche. loo gis diggu doomu da caa baax maanaam juste milieu. voilà c'est ça en fait bu mu néew torop voilà. ndox a ngi fépp dëgg la waaw kay yow tamit waa Saloum woyoon nañ ko Sénégal won leen ci ndox mi ndox am na njariñ ndox day booti sangoo naan ca boo tëddee nelaw yaay boo tëddee nelaw oui yow da ngay ñëw tàggoo léegi nii juste il est 11h ñu ñëw tëj